tey ñun dafa fekk ni sunu moral ak sunu éthique moo ñu mayul ñu toog sunu kër ak sunu deret ndax dama gëm ni réew mi yëpp dañoo nekk ci dëj di jooy koo xam ni gëm nañ ni dafa amaloon njariñ sunu société muy imam Alioune Badara Ndao ñu ngi ciy profité di ko jaalewaat réew mi yëpp di wax ni dama gëm ni rien n'est trop tard pour ñu toog ci table man loolu laa gëm parce que réew mi lu ne xew na fi dañoo mus di toog ci table di ko waxtaane wolof nag nee na magum waxoon naa ko moo gëm xamoon naa ko te lii ku ci noppi jàpp ni dina jur jàmm du jur jàmm parce que réew yi mu jot a jaar yëpp ñuy jàpp nit ñi di leen bundu xatal réew yooyu tey nekkatuñ ci jàmm man li may wax preuve à l'appui lay wax tey ku xool sous région bi ñu wër xool le monde arabe ña fa nekkoon di doxal doxalin yi fañ mujj ñëpp xam nañ ko est-ce que Sénégal mérité na loolu man dama gëm ni mérité wuñu loolu kon le président Macky Sall encore une fois sa ennemi amu fii say adversaire ñoo fi nekk ñu la gën a bëgg réew mi fuuf nag réew mi defal leen lépp ñu mus di taxaw naka jekk heure bu leen réew mi soxlaa sama sëriñ Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu da daan wax ni doomu aadama ak julli la ak julli nit dañ lay béral wala ñu wax la ci suuf même bi fi colon yi nekkee amoon nañ maam mu ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul da daan wax ci kaw moo tax tey jii ñu koy màggal ci Touba réew mi mënta ñàkk nit ñi wax seen xalaat loolu ku ko fi bëgg a imposer mooy xamoo taarixu réew mi dafa am benn waxkat bu mag bu ñuy wax Alain Focar day wax ni nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans homme réew mi nit ñi dañoo mës a taxaw di wax li ñu xalaat nañu bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat bu ñu waxee loo xam ne d'accord ñu ci ñu jëm ko contrecarrer par idéologie mais ku wax sama xalaat ma jàppale tëj la loolu du jur jàmm kon nañu bàyyi ñun ay nitu diine lañ duñ ay activiste ñu responsable yaa ngi dégg man Macky Sall du sama ennemi parce que xam naa ko xam na ma yaa ngi dégg te du ma ko mus a def ennemi mais d'accord ma ak moom ci ni mu yoree réew mi te wax naa ko muy dégg yaa ngi dégg il faut ñu toog ci table wax man loolu laa gëm parce que gis nga lii raam ci ñag bi la jëma buñ toogul wax réew mi moo ciy perte Sénégal moo ciy perte te Sénégal méritowul lii Sénégal adduna bi dañ ko naw ndax jaar-jaaram dañ ko naw ndax taarixam mais Sénégal mosuñu ko nawee ku wax sa xalaat ñu jàppale tëj même tubaab yi bi ñu fi nekkee dañ ñoo bàyyi woon ñuy wax suñu xalaat kon monsieur le président encore une fois yaag ñi ànd ak yow am leen retenu ngeen toog wax ak nit ñi fii seeni noon nekkuñu fi ñu leen bañ nekkuñu fi ñu bëgg a déstabiliser réew mi nekkuñu fi yàgg naa di ko wax réew mi amul terroriste amul ci réew mi encore une fois parce que ñun jàng nañ idéologie islamique xam nañ lan mooy terrorisme fii islam confrérique moo fi am ñu am fii minorité chrétien ñu bàyyi leen ñuy doxal mosu ñoo am problème histoire wane na ni suñ premier président bi ñu njëkk am catholique la loolu tolérance moo koy wane kon agenda yi nga xam ne ay agenda occidentaux la ñu bëgg ñu ko imposer nañ ko teg ci suuf du jàll fii depuis 1603 am na ay université l'université de Pire ñu ngi ko fondé 1603 ñun jàng nañ ba jàng jotee nañ bàyyi yi ñi def ñu toog ñu waxtaane réew mi mais di intimité nit ñi ni kenn du fi waxee sa xalaat musta jàll ci réew mi te du jàll kon maa ngi woo encore une fois ñi jiite réew mi ñu am retenu ñu bàyyi doomu jàmbur yi ñu ñibbi président Macky Sall wooteel dialogue boo wootee képp koo xam ni bëgg na réew mi dina la wuy si ñu waxtaane réew mi parce que lu waay mën a wax moo fi nekk ba tey waaye li nit ñi nanguwul mooy mënta bokkaat loolu foo mu leer waaye fii ak 2024 ci mandaam la nekk kenn du ko fi jëlee fii nit ñi làqatuwuñu nëbbatuwuñu ay nit ñu responsable bëgg réew mi mus di taxaw ci kanamu réew mi ñoo fi taxaw tey képp ku gëm moral gëm éthique gëm ngor gëm république mënoo seetaan ñuy jàpp ay doomu jàmbur di leen dugal ci kaso te mënuñoo justifier lu ñu leen di jàppee damay daane rek gis nga justice du lu ñuy caaxaane alquran dafa wax ni oh les croyants observez strictement la justice soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne fils contre vous-même contre vos pères et vos mères et proches parents qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillah walaw ala anfusikum Alaaji Abdou Aziz Dabakh aaye boobu ku miinoon waxtaanam daan nga ko dégg réew mën naa ñàkk lu ne ba mu des justice te tey réew mi yëpp dëppoo nañ ni justice bi dafa tëddeewul njaaxaanaay day def kumba am ndey kumba amul ndey loolu nag réew mi moo ciy perte nañu jiital intérêt Sénégal le Sénégal d'abord pour intérêt Sénégal nag
nañu dellusiwaat ci réew mi moom mooy un peuple un but une foi mbañante ak bot di gonte xeet xajul ci réew mi lii nag mooy jur mooy nit boo ko sësee ci miir bi mu dar sa kawan ginaar sax boo ko sësee ci miir bi mu riposte kon nañu dellu ginnaaw xoqatal yi mënta jàll ci réew mi monsieur le président encore une fois bàyyil doomi jàmbur yi ñu ñibbi defuñu dara parce que bu fekkee da ngeen a bëgg a jàpp imam Alioune Badara Ndao ma nekk ca bàmmeel ba ngeen di sulli jàpp ko parce que moom moo ko wax kenn waxalu ko devant les caméras mu ni dañ ma doon torturer ci kaso bi bu doon ci état de droit lañ nekk boobu la ñuy ubbi enquête parce que démocratie mayewul ñu torturer kenn kon lii du débat nañu bàyyi nit ñi dañuy màggali parce que Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul moo woote mu nekk bisu fête tey ñuy fête suñu assemblée nationale ñëpp daje fa fête bu mel nii lii mel nii waru ko yàq man loolu laay wax ak responsabilité